baatu ñaareel bi mooy baat bi ñu wax maay. baatu ñetteel bi mooy baat bi ñu wax sama. yonent bi nee na ñetti baat yi ku koy faral di waxe fu yàlla ne mu jëfanteeg yow dana yomb. waaw baatu maay bi mooy maa leen gën. waaw maanaam baatu maako bi moo jiitu. waaw baatu maako gën. koo dajee rek jàpp ci sa bopp ni maako gën. koo dajee rek jàpp ci sa bopp ni maako ëpple yàlla nanguwu ko. waaw mooy baatu ana xayru minhu ca la jëfante woon ak iblis. waaw maa ko gën maa ko ëpple sunu waroom nanguwu ko. waaw koo ko doxale sa digganteeg moom rek mu jëfanteel yow. waaw baatu ñaareel bi moo di maay maanaam may sédde kenn duma sédde may sédde. te kooku ki mu gën yomb mooy buur bu toggee ci nguur rek day defe ni moom rek moo war a sédde. waaw kenn waru ko sédd te dina tax yàlla di jëflanteeg ñi yore nguur. waaw alaysa lii mulku misr waaw wa hadihi al anhaaru tajri min taxti. noonu mu idéalisé moom boobu ma ñu leen waxoon la yàllay bañ ko koy def. waaw bu ñetteel bi waaw mooy baatu sama loo am rek di sama pexe mel ni du yàllay joxe. waaw boobu it yàlla du ko pardonné. looloo tax yonent yàlla Suleymaan keroog bi mu ñaanee sunu boroom ni ko rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. wax sunu boroom gannaaw bi ma jiitalee jéggalu la ci li may ñaan ndax xaw ma ndax li ma lay ñaan gën na ci man walla gënul ci man waaye bu fekkee ni gis nga ni gën na ci man bu ma sañoon nga may ma nguur gu kenn amatul. sunu boroom jox ko nguur goo xam ni nit ñi jinne yi shayatin yi riyaax yi yépp daf leen di doxloo ak rab yi ñuy dox ci service am moom Suleymaan. bés moom Suleymaan bi mu gisee loolu ko yàlla defal jinne yeeg chantier ba ñu ne nit ñeeg chantier ba ñu ne rab yeeg chantier ba ñu ne shayatin yeeg chantier ba ñu ne affaire bi jàpp ko nag mu jékki-jékki xool ci kaw asamaan ni yàlla bu ma sañoon nga may ma sa jaam yi seen dund ma gàddu ko. yàlla ree ni ko Suleymaan mu ne ko waaw mu ne ko bët du yenu waaye xam na lu boppaatan. bët du yenu waaye xam na lu boppaatan. mu ne ko dama bëggoon rekk
jaamoo ko ci yow kon nag may ma bokk at mi benn at rek ma yoree ci bokk wërsëgu jaam yi mu ne ko may naa la benn bés ku benn bés rek mu ne ko te du nekk ren déwén laa la ko may ndax nga waajal ko benn bés laa la may te du ren déwén laa la ko may ndax nga waajal ko mu mobiliser jinne yi mobiliser nit ñi mobiliser shayatin yi mobiliser riyaax yi mobiliser rab yi fépp fu terre bu libre ne mu ni nañ ko bay ñu bay toute une année fépp fu terre bu libre nekk rek lépp luy xeetu céréales bay nañu ko bi bis bi ko yàlla jàppalee jubsee bi ñu juugee récolte bi ay montagne la def mu woo jinne yi pour ni ñu prépareel ko mbana yi jifaanin kal jawaabi ak xudur rasiyaat yi nañ ko prépareel mbana yi ndax togg bi dana yaatu heureusement que jinne yaa ngi fi ndax la ñu mën nit mënu ko ñu dem commencé defar mbana yi mu nit ñi bayul woon nañu dem ca waañ wa ñi bayul woon dem ca waañ wa fa ñu nekk di defar waañ wa di toppandoo mbana yi la yàlla jékki-jékki rek génn ci géej benn dàbba mu fekk la ñu jóoroon ci céréales yépp montagne mu def ko benn tibb rek dugal ci gémmiñam wëlbatiku ni Souleymane jaajëf jox nga ma sama dundu tey waaye suruma jaajëf jox nga ma sama dundu tey donte suruma nag waaye ma di la yëgal ni man rek maa seddu tey des na ñi ci des di sukk ci suuf mu sukk ci suuf rek tàllal loxo yi ni ko lii taxoon ma ni la rabbi ighfir lii lay ndeysaan nekk te ñun xamuñu sax lu xew keroog lañ ko jàngal sirru la hawla wala quwwata illa billah xam ni rek ndekete ku ca yàlla dugalul am na loo xam ne mënuloo ko moo tax loo taxoon sunu góor gi di leen nettali waxinu Maodo Cheikh Al Hadj Malick ca conseil am ba mu joxoon Lamine Gueye te mooy képp ku yore pouvoir wala ngay am lanteeg nit ñi mu di la ñaan pour nga bañ singulariser 3 verbes verbe pouvoir verbe savoir ak verbe vouloir bul ko xam yow dong bul ko man yow dong bul ko sañ yow dong xamal kañ la sans xamal kañ la pour xamal kañ la avec kañ nga war a penser sans les autres kañ nga war a penser pour les autres ak kañ nga war a penser avec les autres waaw ñett yi farata la boo ci juum rek di nga jur erreur bu kenn xamul nu mu toll waaw loolu tax li benn philosophe wax di qualifier civilisation occidentale bi ni bu amul lu mu koy qualifier ci jamono péché originel la koy tuddee waaw gis nga péché originel ba ñu waxoon ci maam Aadama ci aljanna
nee na tey ji buñ doon wut lu ko représenté ci jamono xadaara boobu la ñuy tudde péché originel bi mu ni waaye bu jëkkoon benn rekk la woon ci aadam mu ni mais tey foo dem ak seen péché originel ñii guerre mooy seen péché originel ñii li ñoo tuddee génocide mooy seen péché originel ñii li ñoo tuddee purification ethnique mooy seen péché originel ñii li ñoo tuddee discrimination raciale mooy seen péché originel ñi ci des li ñoo tuddee la richesse de la pauvreté moo xam pauvreté choisie la wala pauvreté subie la ñii capitalisme de catastrophe mooy seen péché originel waaw ñii li ñoo tuddee sexe pile wala sexe symbole ndax lépp ci wàllu sexualité lu ñu koy jaarale loolu mooy seen péché originel waaw waaw kenn ku ci ne am nga sa péché originel waaw ñii ñu nga ca cadre lu ñoo tuddee presse waaw moo xam presse people la wala presse ay scandale la waaw ñii li ñoo tuddee justice mooy seen péché originel waaw parce que lii waaj wax ni le droit est devenu aujourd'hui la clé passe-partout de tous les dérapages waaw léegi ku bëgg a def lu la neex rek ñu wutal la ci loi lu la may nga def lu la neex moo tax mu ni le droit est devenu aujourd'hui la clé passe-partout de tous les dérapages adduna bu tukki la bi ci des mooy même ba ci wàllu média li waa ji wax ni waaw tout le monde est devenu aujourd'hui journaliste waaw mun nag si le journalisme devient le métier de tout le monde n'est pas autant le métier de quiconque waaw si le journalisme est devenu aujourd'hui le métier de tout le monde n'est pas pour autant le métier de quiconque maanaam du loo gis rek ku jóg rek war na caa dugg war nañu ko seet ndax la ca aju maîtriser na ko bu ko defee avantage mën a ëpp inconvénient yi waaw waaw yooyu yëpp nag ci péché originel yooyu dem fekki péché yu jëkk ya ma leen waxoon fantasme idéologique yi prostitution politique yi trucage économique yi montage juridique yi ak escroquerie morale waaw yii mooy péché originel yi waaw te kenn ku nekk nag am nga ci sa bosu bopp waaw bu ko defee kon li mat a bàyyi xel moo di philosophe boobu dafa wax ni ñun tey sunu culture yëpp ci Occident bu ñu ko seetee mën nañu ne genn wàll gi science la ak technologie mais mu ni li ñu amal ci science ba ñu amal ko ci technologie def di hasard rek mu tabru waaye du lu ñu maîtriser mu ni parce que ñun dafa am lu ñuy jaawale ñun dañu yàkkamti pour soppi àdduna bi te kenn laaju ñu pour ñu soppi àdduna bi li ñu ñaan mooy ñu dégg àdduna bi parce que àdduna boo soppi te déggoo ko la nga fay indiwaat mooy yées la fa nekkoon mu ni li ñuy bëgg bare na
waaye li ñu àttan barewul. mu ni moo tax fii situation àdduna bi yegg tey am na yeneen effort ak beneen genre révolution bu ñu war a instaurer te bañ nekk fii rek di wut yu ñuy ragalloo nit ñi. bu teyee ñu jël affaire sida di ragalloo nit ñi affaire sida ba mu fàtteloo leen l'essentiel. bu ëllëgee ñu toxu ci beneen débat bu teyee ñu ni affaire parité te mooy naka la góor ak jigéen di war a tolloo ci lu yàlla def ñu tolloo bu yàgg ba noppi ñu ni dañuy tolloo la ci góor ak jigéen te yàlla may jabaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy sayyidatna Aïcha muy togg góor ñi naan xudu nisfa diinikum yonent bi naan xudu nisfa diinikum min hadihi al-humayra. soxna su jigéen sii de seen genn wàllu diine lu ngeen ci soxla mu wax leen ko kon kooku xam na place su jigéen ni mu toll. mais mu ni yooyu ñuy naxe nit ñi nañ ko bàyyi parce que jamono laajuñ ko. mu ni moo tax li ñu war a njëkk a commencer pour jëm ci révolutionner àdduna bi mooy nañu commencer ci oto. mu ni parce que oto paasewul jëlee la fi nga war a jóge yóbbu la fa nga war a jëm. mu ni loolu lañ koy doy. mu ni te loolu la sareet yi di def sareetu mbaam sareetu fas loolu lañ koy doye muy jële nit fii yóbbu ko fee bii dafa gën gaaw rek. mu ni mais bu ñu demee ba ëppale oto liñ koy doyee mu nekk genre paradis ambulant gis nga bêtises yi xew parce que oto bu fekkee ni léegi boo ci duggee mooy dàq sa kër. am nga climatisation ci biir oto bi am nga CD am nga cassette am nga DVD ci biir oto bi ah léegi oto yaa ngi am si ay radar radar bu nga xam ni booy daw vitesse bi bu fekkee ne am na oto bu nekk ci sa gannaaw vitesse bu muy daw radar bi dina la wax vitesse bi muy daw ak it distance bi mu am ak yow. bu fekkee ni ci sa kanam la it dafa am benn genre embouteillage boo xam ni yegsee goo ci dina la wax embouteillage bi ñaata kilomètre moo ci des pour que nga xam nooy mën a déférer sa vitesse ba foofu yegg nañ fa di armer léegi oto yi ak ay caméra nga xam ni léegi dem nañu ba oto yu bees yi am na ci yoo xam ni dootul am genre direction yu mel ni yii ñu yor mais comme direction yu avion yi la ñuy yor léegi. yëpp ñu def ko yii ñu def ko en marbre yii ñu def ko en vitrine ci pour lu la war a jële rek fi nga jóge yóbbu la fa nga jëm. mu ni bu ñu bëggee defar àdduna bi nañu commencer révolutionner esprit boobu commencer ko ci oto. waaw ñu ne ko ak ban mu ne bañ ca war a teg muy nañu révolutionner baatu chef de l'État. nañuy wax le gérant de l'État. mu ni parce que baatu chef dafa rëy parce que on est chef on ne le devient pas. chef dëgg da nga koy judduwaale te nee na ku judduwaale nekk chef kenn warul la jox dara di ko nanguwaat. kon nag bu ñu la falee ba noppi di la wutal mandat pour di laaj muy laaj ñu war ko nangu c'est parce que nekkatoo chef. mu ni kon nag nañu dindi baatu chef te indi le gérant de l'État pour affaire bi mën a simple. waaw daa nee na am na loo xam ne ku ko doon kenn waratul la caa génne waaw. mu ni ba ca des nañu sayet suñu système éducatif façon bi ñuy jàngale nañ ko seetaat te surtout ñu ràmmu xale yi balaa àdduna tukki. mu ni war nañu seet léegi li ñuy jàngal xale yi lan la ak lu tax
ñu di leen ko jàngal mu ni parce que li gën garaaw ci àdduna bi mooy jël xale di ko jàngal naan ko guerre mondiale nii la demee woon mu ni erreur gënu ko rëy mu ni parce que guerre mondiale sunu folie de grandeur moo ko def mu ni naka ngay defee folie de grandeur ba taal àdduna sa doom ñëw nga di ko jàngal noo taale àdduna mu ni nañu bàyyi histoire yooyu doxatul waaw mu ni nañu bàyyi itam Aristote nee na ak Platon nee na Karl Marx nee na liñ ci yàq ci 20e siècle doy na parce que dem nañu bëri defa ni ñun ñoo war a def la pluie et le beau temps te teg ko ci Karl Marx teg ko ci ay Platon teg ko ci Aristote mu ni jamono bii di ñëw si ak àdduna bii di ñëw Aristote ak i Platon ak i Karl Marx du régler mbiram waaw mu ni itam nañu bàyyi yi ñuy jël di jël xale yi di leen jàngale ci séduction di leen laaj te yiñ leen di laaj du leen amal njariñ ba noppi di ko jaar ci xaalis mooy émission yi ngeen di gis ci télévision yi réponse sàngam ku ko joxe ci question sàngam am 1000 euros ñu koy topp ba ay 5000 euros ba ay 10 000 euros ba ay 50 000 euros pour ay question de rien du tout naan la joueur sàngam bu dugaloon benn but ci match nangam pour nga gagner 10 000 euros pour benn joueur bu dugal balle wala ñu naan la star sàngam di la tudd ay Madonna ay nit yoo xam ni dépersonnalisé nañ seen bopp ba yegg foofu ñu di la laaj ay question ci ñoom pour jox la juróom fukki junney euro 50 000 euros mu war a toll ci ñoon presque 32 millions pour benn question de rien du tout mun yooyu nañ ko bàyyi parce que adduna bi feneen la ne yooyu dootu ko yor waaw mu ni bi ci des itam nañu seet ni ñu défavoriser yenn couche yi ci biir société ñii am ñii duñu am ñii jàll ñii duñu jàll ñii ñu renforcer leen ñii duñu leen renforcer yooyu buy bare mooy tax benn société dootul am stabilité parce que équilibre bu amul ci société haine dafay dugg te haine bu xasee ba dugg lu ne mën na ñëw waaw moo tax il faut faire attention di tey bañ di gaawtu te it lu ne boo koy interpréter rek nga natt ko ba xam noo cay interpréter boo ko deful mën nga indi erreur bu kenn xamul nu mu demee maa ngi gis sànq ci bëccëg ci Afrique Presse ñu ngi formuler demande bu mel noonu ñoom journalistes yi di ko adressé maître Abdoulaye Wade pour ni mu raisonner ci coup d'état bi am Mauritanie ñu wax ko ni ko waru ko woon def erreur politique la dafa waroon noppi bañ ci wax mais façon bi mu waxee ak ni mu renforcer militaires yi ci seen coup d'état erreur la parce que on sait jamais sànq ci bëccëg rek waaw ñoom journalistes yi sunu mbokk ma ñoom Cheikh Yérim ñoom ñëpp ñu nga ca débat ba waaw tax na il faut faire attention parce que li ñoo tudde al umamul mal'una kullama daxalat ummatun laanat uxtaha
xam nga dem ba génération bu ñëw di moolu génération bi ko jiitu woon ni li ñu dal yépp moo ñu ko teg loolu dafa mat a wattu waaw